nooy def ba fallu votre toute nouvelle émission politique bi nga xam ni Rufisque Sénégal télévision moo leen ko jagleel émission bi nga xam ne mooy way ñi mooy may ñi nga xam ne ñu yëngu si langue politique gi ñu daal di jàkkaarloo askan bi saafonte ak ñoom daal di waxtaan li nga xam ne moo leen seen bëbët bi nga xam ni bis bu ñu demee ba askan bi daal di leen jox li nga xam ne mooy seen kaddu ana ba nga xam ne moom la ñuy jiite émission bi moo leen koy mbay moo koy xarit ñu leen ñuy jaajëf bu baax di leen dalal jàmm fii si Rufisque Sénégal télévision tey jii ñuy dalal ki nga xam ne mooy monsieur Abdoulaye Fall ñu gën nga xam ci Baye Laye ñu daal di koy bàyyi mu nuyu suñu ay internautes laata ñu suba ci waxtaan bi monsieur Fall ñu bàyyi la nga nuyu internet bi Rufisque Sénégal télévision. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Mortala maa ngi lay nuyu. yaa ngi lay fay bu baax. maa ngi lay sargal vraiment di kontaan trop sa invitation. di nuyu mbooleem Rufisque Sénégal di leen nuyu di leen ziar kenn ku ne li si suuf ba ñi si kaw kenn ku ne maa ngi lay jox sa wàccuwaay. di leen encourager. te vraiment bi ma defee visite bi vraiment kontaan naa parce que ay ndaw rek laa fi fekk ndaw yi ma fi fekk nag wax dëgg yàlla nekk nañ ay ndaw yu dynamique ay ndaw yu am ambition ay ndaw yoo xamante ni jar nañoo jàppale. donc encore une fois maa ngi leen di jaajëfal di leen di wax leen kontaan naa trop ci seen accueil bi ngeen ma defal. mu ngoo ko tey jii ñu nekk si émission bi nga xam ne noonu daan na ko présenté émission bi sax dee na ko jaratu ko nooy def ba falu. tey jii mën nañu jublu carrément si li nga xam tey jii nga defal ñu benn analyse bu ndaw rek si parcours politique bi. waaw kontaan naa trop ci question bi sama parcours politique yàggul ndax ñun déjà benn dañu nekk ay ndaw juddoo ci dëkk bi yoroo ci dëkk bi. nekk ay ndaw yoo xamante ne vraiment dañu bëgg a marqué sunu empreinte marqué sunu passage fii ci kaw suuf ni ñu ko bëgg a marqué mooy def lu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne woon yow bu lekk mubba suur bàyyi ki nga dendal donc ñun comme ay jullit lañ ñu yar ñu ci loolu ñu nekk ci loolu ñu di ko def pendant des années di ko def ba yàlla tey mu ñëw sama ay mbokk suma ay xarit ne ma daal yow li nga def ci dëkk bi wax dëgg yàlla gis jafe na ñu gis un homme politique bu ko def donc ñun daal dañu bëggoon ñu ñaan la nga samp sa ndënd dugg ci politique. kon daal suñu dégg wax ji daa am ñoo xam ñoo la poussé à ce que mais amu woon vision pour dugg ci langue politique. non man boo seetloo en 2011 2012 maa ngi woon ci politique. mais bari ay déception ak ay gis-gis yu bari yu uute taxoon na ma génnoon mais actuellement wax dëgg yàlla suma ay nit sama ay mbokk suma ay xarit ñoom ñoo ma dugal ci politique pour li may def ci social wala li may def ci lu baax gën ma yomb à l'avenir. d'accord comme ça jox la jumtukaay nga mën ko yaatal ci fépp. exactement tant que ci biir wax nga ko li nga xam ne bi nga dooree ci politique daana ko yàggul. te est-ce que mën nañ jàpp ne kii di Abdoulaye Fall amagum na expérience bi carrément ci wàllum politique ndax wax nga ko sànq ci biir wax dëggoon nga ci 2011 2012 déception moo tax nga daal ciy génnaat. ba duggaat ci. waaw alhamdulilah di sant yàlla bi mu ñu booleeg ay nit ñu baax ndax boo seetloo man sama équipe dama la siy limal ñetti nit. kenn ki suma papa la keneen ki sama papa la encore parce que mooy denc suma rakku yaay keneen ki ci des day nekk suma xarit ñoom ñëpp ñu nekk ay politiciens yoo xamante ne nii am nañu jaar-jaar te déggal nañ leen te am nañu gis-gis ñooñu daal ñoo nekk sama ginnaaw kenn ki papa Aliou Fall la mook suma papa bi ma jur ñoo bokk ndey ak baay mu nekk quelqu'un boo xamante ne il a tout fait. Il a été directeur général depuis temps Abdou Diouf ba Macky Sall bi mu nekkee ci Macky Sall la retraité après mu continuer kooku bokk na ci sama premier conseiller. D'accord. ki su topp mooy Alias Sy. Alias Sy c'est un technicien des transports. D'accord. kooku papa la ci man aussi bokk na tamit ci ñi nekk sama ginnaaw di ma dooleel. ki ci des mooy Abdou Karim Diouf. dëkk Médine mu ngi bokk ci mouvement islamique ci daayira yi bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo téye tarixa tijaani fii ci ouest donc ñett ñoom laa am ñoo xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw di ma conseiller comme ni nga ko waxee c'est vrai que awma expérience politique mais lépp lu may xalaat wala lépp lu may def dama leen di waxtaan ci ak ñoom su ko defee ñu mën ma dimbali ci loolu waaw tey jii nga fare woon si li nga xam ne mooy coalition bi ñu naan coalition bu Yewwi Askan Wi. askan wi daal lay gisoon foofu noonu tey jii lan moo indi ba nga quitté boobu lépp coalition. waaw
xam nga àdduna boo fi nekkee dafa am ay jumtukaay yoo xam ne sunu borom da la koy jox. d'accord jumtukaay yoo xamante ne da nga koy utiliser pour bien faire yàlla dafa def bi ma jógee di laaj ñu bari da ngay ñëw na naan sawaay kaay ñu waxtaan man dama nekk koo xam ne dama ouvert. biñ ma oowee amul benn leader politique bu fi nekk bu ma woowul. d'accord mais xam nga àdduna suñu borom bi tabaaraka wa taala dafa ne kuy tukki da ngay ut àndandoo boo amee àndandoo ba pare nga ut yóbbal waaye li ko jiitu mooy nga xam fi nga jëm déjà man dama tegoon sama objectif ne man dama bëgg nekk un maire quel que soit na may nekkee maire mën naa ko xool wala ma bañ ko xool mais sama objectif mooy ma nekk maire. ay leader politique ñu bari ñëw seet si ma bari woon nañu Omar Cissé le coordonnateur de Taxawu Sénégal du département de Rufisque ñëw seet si ma waxtaan ak man. bi ma waxtaanee ak man bon mu ne ma daal bëggoon naa ñu waxtaan seet nu ñuy àndee. ma ne ko d'accord amul problème de toute façon man son objectif mooy ma nekk le maire de la commune de Rufisque Ouest. ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ñu jubboo bi ñu jubboo mu ne Taxawu Sénégal kat dafa bokk ci biir coalition Yewwi Askan Wi. te il faut ñu adhérer ci coalition bi ma ne ko amu ci problème. man daal benn objectif laa am mooy nekk le maire de la commune de Rufisque Ouest noonu ñu ànd ba ma nekk le candidat de Taxawu Sénégal à Rufisque Ouest il y avait plusieurs personnes ñu def ay compétition ba man ma jiitu bi yàlla defee loolu ñoom ñu taxaw ne Yewwi Askan Wi aussi dafa am yeneen candidat yu fa nekk yu mel ni MRDS yu mel ni PUR yu mel ni PASTEF ñoom ñëpp dañu am ay candidats foog ñu demaat compétition waaw léegi ma ne leen d'accord naa nañu dem compétition mais compétition bi nañ ko teg ci les règles de l'art critères yi nga xam ne teg nañ ko nañ ko teg man awma ci problème ñu ne non du ñu teg critères yooyu critères yi ñu teg mooy comme Pastef am na fii PUR day am fii Taxawu Sénégal am fii après nag mu ne non je claque la porte parce que pour man bu ñuy seet intérêt dañu war a seet intérêt tout le monde waaye waruñu seet intérêt parti. d'accord comme dañ ne nag intérêt parti la man je claque la porte. kon quoi mën nañu ci nemmee ko sax que ne coalition contre Yewwi Askan Wi départ yu bëri si gis est-ce que tout genre yi moo ko sabab tamit. exactement parce que coalition la parti yu bëri lay regrouper te comme parti yu bëri lay regrouper parti yi dañuy seet kii bu amee lii kii am lii ñu séddoo ko loolu moo tax. d'accord tey jii tamit ñu gisoon tam benn coalition nga xam tamit ni ma xamoon nañ ne bokk ngeen si mooy bi nga xam ni ak ñoom Abdou Lahad Diakhaté yëpp bi ngeen defoon lancé que un vendredi. au niveau de la mosquée bi nekk au niveau de Diokoul. ñoom Palamé nga ñëpp ñu gisoon ne si tamit coalition bi tur bi moo ñu xaw a rëcc tuuti tamit coalition bi tamit ndax bu coalition mi ngi dox ba tey. waaw coalition boobu mu ngi tuddoon njëriñu askan wi. njëriñu askan wi voilà. waaw xam nga yàlla dafa def bi ñu bëggee mairie bi sunu benn mag bu ñuy wax Pala Mbengue. c'est un opérateur économique bu dëkk fii Tëngéej moom mu génne wu parce que day dugg Jokkul bu duggee Jokkul gis benn kër ñii dañuy faral Bamar ñii faral Baylaay ñii faral Lahat Jaxate ñii faral Demba Seck te ñun ñooñu ñëpp ñu ngi bokk dëkk ci benn zone mu ne daal man bu ma sañoon ma woo leen yéen ñëpp ñu dajaloo ñu seet kan la ñuy jiital ñu jiital ko mu nekk benn kaddu ñu d'accord ñun ñëpp kenn ku ne joxe say engagement ñu waxtaan bu juboo ci ay kàddu mais mu desoon benn couac bi ñu dese woon mooy kan mooy jiitu après si lañ dem jumaay xeer ci benn vendredi ñu julli jumaa ba pare ñu def fa un point de presse imam yi ñaanal ñu mais yàlla dafa def ñun ñëpp kenn ku ne da nga amoon ambition jiitu mais comme li may wax rek ñoom ñëpp kenn ku ne da nga jiital sa njariñu bopp. dëgg la intérêt personnel intérêt personnel te xam nga aussi ay kilifa yu bari ànd. kenn nanguwul jiitu ça pose problème. mais loolu tamit da nga si langue politique lu jafe la de parce que tey jii boo xoolee ñu si bëri intérêt personnel dañuy jiital que li nga xam mooy bëgg-bëgg askan wi kon boo ko d'après li nga fi wax yëpp bu ñu ko analyser bon kon mën nañu xam ne yow tey jii li nga xam ne moo tax ngay laaj li nga xam ne mooy baatu askan wi pour jëriñu askan wi la mais pas pour jëriñ sa bopp. bof ku nekk ak sa gis-gis man bàyyi laay man pour man liggéeyal Tëngéej tu n'as pas besoin nga jiitu. d'ailleurs boo seetee. si liste bi ma bokk jiituwuma. d'accord maa ngi si 3e position. non foofu sax dañ si ñëwaat si côté liste bi. waaw parce que jiitu bi amu ci solo. certes kiy jiitu mën na jiitu di liggéey mais yow nga di ko rectifier di ko critiquer
dina ko permettre moom aussi muy dellu di xool rétroviseur am di xam ne kat man kat li ma def waruma ko def. d'accord mais xam nga tey jii tey suñu leader politique yi dañu tàmm utiliser baatu je première personne du singulier. ñoom dañ koy utiliser de trop te loolu baaxul. yonent bi saa suñu borom bi tabaaraka wa taala sax moom buy wax ak nit ñi ñun lay wax. ñun mais nit ki dafa war a bàyyi je maa man lii maa fi def lii maa fi def lii tant que ñu ngi koy def suñu bopp pour ñu avancer wala pour ñu tabax benn brique suñu tëngëj ji day jafe. malheureusement système politique Sénégal noonu la tuddee noonu la tëddee nga daal di dem bàyyi ko gannaaw yi nga xam ne mooy coalition yi yëpp gisul sa bopp ba nga xam ni tey jii moom la ñu xaar si li nga xam ni mooy Baylaye Fall nga dem ànd ji li nga xam ne mooy coalition bu maire Albert Ndoye ñu dippee coalition bi ànd defar Tëngéej sa dugg si coalition boobu. waaw en tout cas kontaanati naa si question bi nga ma laaj. xam nga sànq maa ngi yemoon si Yewwi Askan Wi. maanaam loolu continuité bi moo ma indi. waaw ànd liggéey si dëgg. parce que bi ma claqué la porte à Yewwi Askan Wi. xam nga tey jii dinaa la jox benn secret. les leaders yi fi ne ponkal yi fi ne. bu ñu xoolee un jeune comme man nga xam ne maa ngi soog a dugg ci politique dañ lay oo ci waxtaan. dañ lay oo ci waxtaan. oo la ci waxtaan di rey sa temps. di wax ak yow di rey sa temps di wax ak yow di rey sa temps. mooy visite de proximité yi ngeen def ak yooyu noonu. ba heure dëppoo day jot dafa am fu muy yem. léegi nag ñoom bu ñu xamee ne heure bi lee mu jot nga xam ne préparé jot xajatu fi. waxtaan xajatu fi ñu soog a jël seen décision. d'accord man nag loolu laa doon bañ. parce que bi nga jógee Yewwi Askan Wi Alioune Mar moo ma woo l'actuel maire. woo ma waxtaan ak man ma ne ko man de benn objectif laa am mooy jiitu. ginnaaw yow bëggatoo ville bëggatoo ouest ville nga bëgg bàyyil ma ville bàyyil ma ouest ma nekkal la fi ñu jàppalante de toute façon man projet yi ma am pour bëgg ko liggéey xam nga ko ndax yàgg naa ko liggéey ak yow. d'accord donc man dama bëggoon nga jox ma fii nga dem ailleurs mu ne waa baax na je suis d'accord mais xaaral foog ñu xool lu ñu koy waxtaanee noonu la ñuy def di ko def ba temps bi jot. léegi bu temps bi jotee nag. ñu ñëw soog a wax li leen neex wala ñu wax li ñu def li ñu bëgg te boobaa dem feneen day wees. maanaam mën nañu ko jàppee suul bukki. exactement ils te font dañ lay xëcc ba nga ñëw. di la traîner dans la boue ba à la dernière minute ñu jël seen décision finale nga xam ne yow da ngay tënku man nag loolu laa doon bañ. bi ma jógee Yewwi Askan Wi moom mu wax ak man bi mu waxee ak man vraiment ma ne ko man mënatuma la xaar parce que dafa am monde boo xam ne ñu ngi sama ginnaaw te wax dëgg yàlla. foog ma am lu ma teg seen loxo comme ni ma la ko waxee sànq yaa mon père Papa Alioune Fall ku mel ni alias yi Abdou Karim Diouf ñoom ñëpp nekk nañ ñoo xamante ni à chaque fois ñu ngi may interpeller léegi nag ma ne Yewwi Askan Wi tànn na un Bara Diouf à l'ouest Alioune Mar nanguwul ànd ak man à l'ouest wa ilaa nanguwuma teg à l'ouest man ñoom ñaar ñoo ñëpp doyuñu ma man damay dem seet ki nga xamante ne moo ma doy. nga xam ne mën naa ànd ak moom ci yoon yu ma nekk ma dem ànd ak moom. muy waaw mooy maître Bamar Faye non du sax maître Albert Ndoye. parce que Albert Ndoye dafa bokk Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar investiru ko mu créer un liste parallèle. xaw ma nag Macky Sall accordé na ko wala accordé wu ko kooku ñoom la concerné mais man bu ma ñëwee si ànd liggéey ci dëgg. c'est parce que maître Bamar Faye moo fa nekk mu nekk un frère un Rufisquois boo xamante ni coalition bi nga xamante ni moom la ñu nasoon bu njëkk moom laa bëggoon moom mu jiitu parce que j'étais le plus jeune te xam naa ne ñoom grand yi nanguñu woon bàyyi ma jiitu ma ne pour l'intérêt de Rufisque ma ne naa jiital maître Bamar mu jiitu man loolu moo tax ma bokk ci coalition ànd liggéey ci dëkk parce que boo nekkee ci dëkk di xeex dara di ñafe dara dafa am position booy nekk. d'accord c'est pas parce que dama nekk Benno Bokk Yaakaar non mais Albert Ndoye moo nekk Benno Bokk Yaakaar. d'accord voilà. mais tey jii si dañuy ñëw sax si deuxième position bi nga nekk si liste ànd liggéey ci dëgg bi. boo xoolee tey tamit est-ce que du question la parce que vous êtes jeune comme Bamar mais boo xoolee si côté sondage est-ce que xawoo ko jiitu tamit tuuti si sondage yi si ñi nga xam ne ñoom lañ gën a xam au niveau de Rufisque wala au niveau de Rufisque est pour nga jiitee liste bi. waaw effectivement sondage yi ñu def yëpp man maa ko jiitu. mais loolu amu si solo pour man
mais loolu est-ce que du doon sanction tamit doon du risque bu ngeen jël tamit. non 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 parce que pour man politique yoon la. mu ngi mel ni da ngay jóge Ndakaaru dem Tamba. d'accord mën ngaa dem ba Thiès doo am benn problème diggante Thiès ba Diourbel nga am si problème def fa 4 jours nga koy continuer daal yoon la. yoon bi nag amaana bàyyi laay yoonu politique am yemelewu ko si Rufisque Ouest amaana bàyyi laay yoonu politique am yemelewu ko ci ville de Rufisque amaana politique am yemelewu ko si vision yu jege. ñaan naa yàlla ëllëg waxuma sax Tëngéej bu ñuy décider fu ñuy waxtaane liy doxal Sénégal ma bokk ci. nga bokk ci sa décision yi. te sunu maam Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu dafa ne ku dul topp nit kenn du la topp ku dul jiital nit ëllëg kenn du la jiitu donc man foofu laa xoolee maître Bamar suma grand frère la. d'accord suma mag la mook suma grand frère yàlla na ko yàlla yërëm seq nañ lu bari Ibrahima Ndiaye di ko ñaanal yàlla mu nekk un quelqu'un boo xam ne liggéey naa ak moom am naa ci moom confiance te wax naa ko keroog nee naa ko rus naa may jiitu ngay topp sama ginnaaw lépp lu may def même donte la maa ko moom dinaa ñëw ba si yow ne la grand nangam ak nangam nga jox ma sa xalaat. pour ngeen gagner commune waaw en tout cas nekk naa si ginnaawam di ko jàppale pour mu jiitu nekk Rufisque Ouest man ma nekk son premier adjoint ñu liggéey boo xamante ni ëllëg ci biir dinañu am confiance moom ñu jiital ko yóbbu ko en ville. mais ndax seen jàpp nga seen combat au niveau de la commune de Rufisque Est dina yomb ndax li nga xam ne tamit mooy ténor bi nga xam ne mi ngi fa nekk depuis des années. muy Alioune Mar. waaw xam nga Alioune Mar bon d'accord yàgg na fa mais xam nga Mortala dama lay wax benn affaire yàlla dafa def ñun ci dëkk bi la ñu dëkk fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màgge lépp lu ñu am Tëngéej lañ ko amee te fi lañ ko bàyyi. d'accord man maa ngi fàttaliku ko école Moussa Diallo la ñu tabax ay classes yu bees ci Rufisque Ouest boobu yaakaar naa si sama mémoire baaxee bi Ablaye Wade di soog a jël pouvoir bi la. 2000 jamono yooyu te ki ko fa tabax moo nekkoon le président de la délégation spéciale à l'époque muy Pape Modou Boy mu nekk sama papa ju baax ma di ko nuyu au passage moom moo nekkoon président délégation spéciale mu tabax salle de classe yooyu école Moussa Diallo bu Jokkul Xeer moom bi mu fa jógee Alioune Mar moo ñëw nekk maire boobu ba tey Alioune Mar moo fi nekk tabaxul benn brique ci école yi gisuma lenn lu mu def ci dëkk bi amul tey amul benn infrastructure yoo xamante ni Alioune Mar mu ngi ko fay def lu dul yoroon na école publique privée nit ñoo xamante ne nii bëgg nañu jàng école amuñu moyen jàng école mu jël leen yóbbu leen foofu ne leen maire bi mu leen di jàppale pour lan xaalis bi nga xamante ni war nañ ko fay ci xale yooyu mu jël ko dugal ko ci biir école am pour mu gën a am xaalis moom loolu mooy œuvre sociale am yi muy réclamer. moom laa wax est-ce que moom tamit parce que boo xoolee ne c'est le maire le plus social au niveau de Rufisque. non gënuñoo social parce que dafa rafetul ngay def lu baax di ko wax ci nit ñi parce que aussi Mortala ñun population bi yàgg nañu sonn yàgg nañu souffrir. mais duñu oo Alioune Mar. Alioune Mar clientèle politique am kese lay defal social. d'accord ay nitam ñiy bokk ak moom parti ñi koy votel ñooñu lay defal social bi yëpp lenn la nga am doom. mu may la xaram tudda mu ñëw ci sa ngénte nit ñi gis la nga deele mu may la ceeb may la diwliñ ñëw jaale la jox la enveloppe ñun dañ koy def ñun amul kenn ku ñuy wax sa dëj wala sa ngénte te ñëwuñu teew am jël li ñu am jox la mais nag duñ ko siiwal. d'accord duñ ko siiwal dañ koy def ndànk parce que yàlla moo tax ñuy def. comme mën nañ jàpp ne il a un bilan négatif. amul sax bilan man pour man amul bilan xam nga mooy lan. loo bind ci këyit au presse bi ne leen kaay leen lii mooy sama bilan man gisuma bilan Alioune Mar parce que man mënuma concevoir nga nekk un maire pendant combien d'années près de 20 ans nga nekk un maire bi ñu lay jox maire bi budget bi 500 millions la woon tey yaa ngi waaj a jóge foofu nga ko bàyyi kooku liggéeyoo dara vraiment c'est sûr. tu n'as rien fait man pour man kii liggéey mooy nga ñu fekk la nga yor 500 millions ñu la fiy jëlee def nga ko 1 milliard sax wala 1 milliard nangam wala yokk nga ci dara sax mais dafa fi dara.
tey jii ñëw si wàllum programme bu ñu nee Baye Laye Fall tey jii bis bu accédé bis bi nga xam ne seen coalition jël nañ li nga xam ne commune bi Rufisque Ouest yan jéego yu mag yéen nga leen a tëral nga indi changement ci commune bi. waaw xam nga tey Rufisque est très mal Tëngéej dafa sonn te wax dëgg yàlla bari na loo xamante ni war nañ ko defar balaa ñuy tabax suñu Tëngéej bi si jiitu mooy suñu xale yi amatuñu repère. éducation bi amatuñu éducation xale yi bu ñu meree lu leen neex la ñuy def pour lan amatuñu éducation de base état dafa daw responsabilité suñu xale yi dëkk man du ma ko nëbb état la mu waroon a def ci xale yi defatu ko état bu dawee responsabilité am collectivité locale yaa ngi fi waroon na mën a jël ay responsabilité am jàppale suñuy ndaw mais defuñu ko kenn ku ne yaa ngi satisfaire sa clientèle politique te loolu moo jaaduwul moo tax man ma ne ñun bu ñu ñëwee li ñuy jëkk a def mooy l'éducation des jeunes xale war nga ko mën a gunge moo tax la ñun bu ñu nekkee xale yow bi ngay nekk ndaw di jàng école sa papa yóbbu na la daara nga jàng alxuraan parce que jullit nga bu fekkee catholique nga sa papa dina la yóbbu église jël la def la ay valeur def si yow loo xamante ni ëllëg ci biir am na yoo xam ne di nga ko jomma def mais loolu amatul dañu bàyyi nit ñi ñu bon ñi ñëw jaxasañu yàqañu utiliser audiovisuel bi di def lu leen neex kenn yaratul suñuy doom xamatuñu daal xale yi amatuñu benn repère ñun loolu la ñuy jëkk xeex. naka ngeen koy xeexee ak yéen jéeg ngeen si. quartier bu ne dinañu xool ndax am na daara wala amul daara su amee daara ñu seet nan la ñuy doolele daara jooju. d'accord pour ku jur sa doom mu xàmmee tuuti yow di nga am foo ko yóbbu am na parents yoo xam ne bëgg nañu yóbbu seen doom daara mais peut-être ragal nañu jël seen doom yóbbu ko daara pourquoi parce que seen kër ak daara ji. dafa xaw a sori mais dañ leen di may doole. ñu utal leen ay daara yu baax même bu jaree subventionné salaire u ustaas bi sax ñu def ko parce que fii dañuy jël ay nit defal leen ay contrat ñu tëdd Ndakaaru man gis naa ñu defal contrat ñu nga Europe tëdd chaque fin du mois ñu viral leen seen salaire. parce que tamit loolu mooy problème mu municipalité yi parce que seen moitié budget yëpp salaire la jëm. ngi noonu fonctionnement la parce que liggéey foog nga ut xaalis xale yi nag boo leen jëlee encadré leen teg leen ci condition yu baax ñu yeewu. imaginel tey nga jur sa doom mu dem jàngi école wàcc ñëw añ bu añee ba pare dem gontu ji bu wàccee ñëwaat ci kër gi ngeen toog tàngaay ngeen toog ci ëtt bi di naan ataaya di waxtaan ak yaayam mais sa doom bi mën nga ko oo ne ko toogal fii xamoon nga sa maam diw par exemple ku mel ni Siri Ndaw mën na jur doomam bu juree doomam toog ak moom ne ko Siri Ndaw mu mel ni Mbay Sembène mu ne ko Mbay Sembène xamoon nga sa maam amu yaakaar Ndaw mu ne ko sama maam jooju da xaw ma ko woon mu ne ko kaay sa maam jooju moo fi daan def lii mu am teel am ay repère. mu am repère su ko defee doomam jooju tudd Mbay Sembène bu xëyee dem liggéey bu gisee kuy def li dina sama maam amu yaakaar daal sama papa ne woon na daana def li su ko defee da koy moytu. kon bokk nañ mën a jàpp ne coalition da liggéey si dëkk si éducation bi lay gën a miser. man éducation bi la ñuy gën a miser. ak santé. côté santé lan ngeen. santé bi man yàggul dara jamono yi def naa si lu duma ko sax wax fii parce que ñëpp yëg nañ ko parce que santé dafa doon loo xamante ni dafa feebar si Tëngéej ci Sénégal sax laay wax. tey dama lay jox benn exemple dama dem waxtaan ak ICP bu Jokkul Wàgg ma waxtaan ak moom xool lan la manqué ci hôpital bi lan lañ ko mën a dimbale. ma gis ne manqué na lu bari ci côté ressources humaines ma waxtaan seeg moom mu ne ma ñun de ñi fi nekk ñëpp ay bénévole lañu. d'accord à part man mi nga xam ne état moo may fay ñi fi nekk ñëpp ay bénévole lañu. kële daal laa xam ne état mairie bi moo ko jël en charge te 3 mois sur 12 lay fayee ko mën naa sax tudd turam il s'appelle Arona la tudd 3 mois sur 12 lay fayee ko léegi yeneen 9 mois ana xaalis boobu. c'est dommage ñu ngi ko jox koo xamante ne ni moo fa la tëdd chaque fin du mois ñu jox ko carte gab mu dem si gab bi récupérer xaalisam dem noosi. kon boo coalition di liggéey si dëgg bis bu nga ñëwee yooyu yëpp day daj non ça soit clair ku fekk da nga topp ak coalition ànd liggéey si dëgg ndax lan ab embauchement boo yaakaar ci mairie bi ndax nga sa bopp
parce que tur bi da ngeen bëgg a dëggal li nga xam ne mooy. tur bi ngeen woote. voilà yow mii di lekk xaalis boobu sax baaxul riba la. xaalis boobu yow mi koy lekk sax baaxul riba la. ci fàttali tam nga yor sa je pense bien que da nga yor sa mouvement politique yow tamit. waaw j'ai un mouvement qui s'appelle mouvement pour un Rufisque émergent. ànd ak Abdoulaye Fall liggéey Tëngéej man loolu mooy sama mouvement. d'accord waaw. tey jii boo ñu doon defaral benn analyse li nga xam ne mooy situation bi nga xam ne tey jii Tëngéej ñu ngi koy dund côté infrastructure côté assainissement yooyu noonu yëpp parce que tout à l'heure yaa ngi wax bi nga jóge rond-point HLM je pense gis nga tali bi ni mu xatee parce que raccourci yëpp tëj nañ ko tey jii ban jàngat ngay joxe si loolu. coono bi rek mais ñun ñi nga xamante ni Tëngéej leen juddoo yaroo fi màggee fi man bi may génn école j'avais fait un mémoire sur la ville de Rufisque comment évacuer les eaux pluviales dans la ville de Rufisque man je suis un ingénieur en génie civil. d'accord tënk naa ko ci téere waxtaanoon naa ci ak sunu papa Ndiawar Touré mu boole woon ma ak Babacar Ndiaye Seck mu nekkoon le directeur de la voirie ñu liggéey ci canal bi ñuy tëj fii canal bi jaar Radda jëm géej bokk na ci projet boobu boo xoolee confection yëpp man mii maa ko def donc ñun xam nañu solution pour defar Tëngéej xam nga Tëngéej tey dama lay jox benn exemple Tëngéej dañu am problème mu altimétrie Tëngéej boo xoolee li ko dalee église ba ci marché bi ba ci Thiawlène altitude yëpp ay sites négatifs la. d'accord c'est-à-dire dafa géej gi daf ko sut ñu prévoiroon benn station de pompage à l'église benn station de pompage pas Thiawlène pont Marboy projection pont Marboy xaw ma ndax xam ngeen pont Marboy am déet. prolongement mooy Mérina boo passé Kër Mbaye Jacques. d'accord ñu defoon foofu benn nga ñëw ci cimetière catholique bu Jokkul ñu def fa benn pour lan parce que Tëngéej dañu gis na buy taw ville bi day inondé. kenn du mën dem kenn waaw du dikk. léegi nag bu taw bi sëbatee muy soog a dem léegi nag dañu waroon évacuer ndox mi indi ko ci station de pompage yooyu station de pompage day soxla courant day am groupe électrogène yoo xamante ne day pomper ndox mi propulser ko mu dem biir géej noonu la doon fonctionner parce que problème boobu kese moo mën a régler Tëngéej fi ñu koy xalaate di ko wax ay nit ñu mal intentionné jël projet bi sàcc ko ut ci xaalis jaare ko feneen. c'est le problème des jeunes leaders. voilà malheureusement bon aw ma woon jot sama liggéey moyetuma ko il faut que je nourris ma famille ma bàyyi loolu dem dëkk yi dem liggéey di voyager di dem fu ne mais yooyu yëpp bokk na ci yi ma gën a motiver pour ma bëgg parce que le maire Ndiawar Touré le maire Mame Maya Sène Badara Mame Maya Sène ba ci kii fi nekk nii ñoom ñëpp dañ may solliciter ma di leen defal ay études pour la ville de Rufisque. d'accord te jamais mosuma leen laaj benn sou dama koy def gratuitement parce que j'aime Rufisque. donc potentiel nga donc pour mën a apporter li nga xam ne mooy changement. voilà au niveau de Rufisque pour les. am na tam beneen abcès ci question bi nga ma laaj. gis nga bu ñu dofloo Tëngéej dina dee li koy rey lenn kese la nous avons l'autoroute à péage qui est là mu ngi dox. nous avons le BRT mu ngi en cours. nous avons un projet bu Macky Sall di liggéey mooy la VDN le prolongement de la VDN defe naa yëg ngeen ko. mën nga jógee Dakar dem Ndar te doo jaar Tëngéej. imagine bu tali boobu pare autoroute à péage pare kan mooy jaarate fi route nationale bi bu ko defee Tëngéej day dee complètement dootul bokkati ci carte Sénégal boo gisee ma ne dootul bokkati ci carte Sénégal ndaw yi mel ni yéen am prestation di ko def am ay produits di ko def pour jaay ko Sénégal dootuñu am possibilité boobu te yoon la ñu jóg xool ko xalaat ko déjà terre baa ngi nii tëj na Tëngéej divisé na ko en 2 yooyu yëpp foog ñu xool ko saytuwaat ko léegi nag ñi fi nekk comme ay njiit ñu nekk ay kilifa ñu jiital leen ñu yore dëkk bi xooluñu loolu duñ leen seetaan ñu sànq suñu Tëngéej il faut ñu jóg il faut ñu jóg ca ba muy teel te ba muy teel balaa muy wees parce que ñun dañuy ñaan yàlla même bu ñu fekkewul neex-neex bi suñu progéniture fekke ko
donc tey jii yaa naka yegg si nañ si li nga xam ne mooy cëppaandawu émission bi li ñuy def mooy côté actualité. waaw tey jii naka nga gisee li nga xam ni am na au niveau de Rufisque. muy côté violence bi ak tamit yeneen di rejet liste yi nga xam ni. yenn préfet yi daan nañu koy def. waaw xam nga man foofu du ma ci dugg parce que je suis pas juriste fi nga mujjale noonu. je suis pas juriste. man daal li may déplorer yàgg naa ko wax muy dañu war a bàyyi. Mortala soo jëlee sa liste nga jox ko un mandataire ne ko demal nga déposer ma sama liste yi dañu war a bàyyi ñëw ba ci sous-préfecture bi taxaw di modifier liste yi. kon loolu moo waral yenn rejet liste yi. je sais pas xaw ma mais man kenn nettaliwu ma man maa gis maa fekke bi ma ñëwee ànd ak sunu mandataire muy déposer sunu liste bi ma ñëwee gaare sama oto. gis naa ñu bari toog seen biir oto yor seen ordinateur di tàppiwaat yeneen i tur. d'accord man gis naa ko ma ne loolu jaaduwul. loolu information bu bees la bu gars yi xamul woon quand même. mais gars yi xam nañ ko dañuy wax rek lan moo tax gars yi di finaan buntu sous préfecture lu tax mais yow nga defar sa liste sa kër wala sa bureau nga defar ko rédiger ko xool ko bu baax imprimer ko bi nga ko imprimer def ko ci clé. mais yow da nga war a dem déposer rek dem waroo fa taxaw di xool mais tey yow man Mortala Sidi Ndaw Abdou Karim Tamsir Gueye ñu dajale suñu kàddu jox ko Mortala ne la Mortala demal nga déposer li suñu liste nga ñëw bu ci buntu sous préfecture di defaraat yeneen i liste nañu waxante dëgg nag Mor. kon information bu bees ñu dégg doo ko ci Abdoulaye Faye na changement liste yoo xam ni gars yi ñoo ko sabab fa violence bi si navétane au niveau de Rufisque loo xam ñëpp a koy matiblu jamono ji. xam nga dafa am sama benn oustaz bu ma doon wax oustaz Ablaye Faye yal na yàlla yokk kattanam di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko dëgëral dafa doon wax naan ku jur sa doom na nga ko jox sa ween mu nàmp waaye sunu jigéen ñi boo leen joxee seen bu ñu juree doom duñ ko nàmpal dañuy dem pharmacie jëndi ay Cerelac ay bu kenn xamul te yooyu ay produits la yoo xamante ni c'est à base du bœuf meew nag la ñuy jël di ko defaraat. man li tax ma wax loolu dafa am benn artiste bu ñu xam bu ñuy wax saa neex ne kenn ku ne li nga nàmp moom ngay taxamtu ko voilà damay wax li ma si jublu mooy sunu jeunesse bi wax naa ko léegi amatuñu repère foog ñu jóg xamal leen lan mooy repère lii am démb stade Ngalandou Diouf ñëpp a ko mettitlu mu ngi mel ni yow nga tabax sa kër yow Mortala nga tabax sa kër ba mu rafet nga jël sa martu di dóor di dajji kër gi yow sa jëmmu bopp yow mi ko tabax nga di ko daj ñun ñëpp gis nañu li ñu daj ci stade bu Tëngéej waaw ñu réceptionné ko amul lu ñu deful pour ay négociation ay waxtaan pour ñu réceptionné stade bi violence am ñu tëj stade bi ñu jox ñu ko ren jii ñu ne football leen gis nga àggul c'est dommage. c'est parce que xale yi sunu jeunesse bi amatuñu repère foog les parents d'élèves foog borom kër yi foog kilifa yi foog ñu jóg bu jaree def ay assises wala ay waxtaan pour sunu jeunesse bii nañ ko def foo loolu am loolu bu amul billaahi si kàmba gi lañ jëm. imaginer nga ñëw ci làmb comme keroog arène nationale nga ñëw ci làmb violence am xeex am au lieu violence am na dem na ñëpp lañ ñibbi mais ñu jël ay jaasi di agressé nit ñi loolu dafa ñaaw. li nga wax rek mooy manque de repère bi nga xam ni ak éducation de base bi nga xam ne c'est raté. mu ngi noonu tey sa doom boo ko yaree fi nga ko war a yaree def si moom la nga war a def rus na jàkkaarloo moroomu nitam di jël yëfam. d'accord c'est important tey man fa ma dëkk. juddoo fa yaroo fa màggee fa rus naa jël yi fi jàmbur même en cachette waxuma laa nag bëccëgu ndar kàmm repère yooyu éducation civique amatul ñu daan toog xëy la matin ñu jàngal ñu éducation civique nga xam ne booy lekk sa orange sax rus nga ko sànni si mbalit sa sànni si mbedd bi yooyu yëpp amatul vraiment daal foog ñu jóg xoolaat xale yi tàggat leen jikko yi foog ñu changer leen mais nag jikko boo koy changer du da ngay jël yar di dóor police bi aussi foog ñu utiliser parce que yàlla buy wax day wax ak borom xel yi. dëgg la man j'étais à l'stade parce que ASC GIF mooy suma équipe ASC GIF fa laa yaroo fa laa màggee mooy suma équipe moo doon football ak ASC Thiawlène sama maam bi jur suma yaay foofu la dëkk
jóge fa ñëw fii. des familles quand même. ay famille lañu. tey j'ai des sœurs des frères à Thiawlène. xoolal ma loolu gis nga tey jii tey kii xam ne te ni gaañu na tey muy Pape Ndoye dëkk Jokkul su ma jarbaat la Jokkul xeer la dëkk. xoolal na mu soreyante wu ak Thiawlène mais am na loo xamante ni foog ñu wax ko muy policiers yi la police nationale seen liggéey dafa des. du ma nag spécialité waaw du ma kat spécialiste man li ma gis laa wax. parce que man maa ngi nekk ci tribune beneen bi nekk à l'est découverte bi fa laa nekkoon parce que bi may ñëw dama fekk tribune découverte bi fees ma dem découverte fa laa toog bi waa ndënk dugalee bu supporter yi Thiawlène yu mer problème bi am gémi bi ñoo jël lacrymogène dóor ko ci kaw tribune bi. les images sont là, on a waaw les images là. amaana bu ñu dugalul woon lacrymogène bi parce que ñooñu defuñu fi ñu dóor lacrymogène bi ñooñu ay innocent lañ defuñu dara. nañu jóg waxtaan ak ñoom. guerre mondiale sax ci table lañ mujjee ñoom sànni nañ ay projectiles na policiers yi jóg waa ñooñu dalal leen parce que loolu mooy seen première mission. waaye cere ji saf na laala rek nga jël lacrymogène sànni ci kaw public bi noonu xale yu tuuti yi nga xam ne amul doole ñoo ciy dee boo xoolee vidéo yi ñi ci dee yëpp ay xale lañ amuñu kàttan. donc aussi am na ci yoo xamante ni foog ñu wax ko nit ñi di ci jël ay leçons di rectifier mais li ci ëpp solo mooy l'éducation de base des jeunes. waaw monsieur Abdoulaye Fall daanaka temps bi ñu joxoon daal lay jeex ñu daal lay bàyyi nga daal di tàggatoo ak suñu ay internet. en tout cas maa ngi gërëm ñëpp. maa ngi sant ñëpp. vraiment maa ngi encourager waa Rufisque Sénégal télévision. di leen jaajëfal vraiment yéen a ngi liggéey bu am solo. yéen ak waa damay bañ a def publicité Rio TV. parce que ñun pour man yéen alalu Tëngéej ngeen. je lance un appel nag aux autorités. au lieu ñuy dem uti ji ay journalistes yu jóge feneen di def ay point de presse nañu yem fii si waa Tëngéej ndax bay si say oom dama bëgg waa Tëngéej xam ne kenn duñu defaral Tëngéej ñun waa Tëngéej ñooy defaral suñu bopp waa suñu Tëngéej kii du ma sàmm du ma demba di jaajëfal ñëpp di remercier tous les internautes yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen li gën si yéen itamit li ngeen bëgg suñu borom defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. mu ngoog Abdoulaye Fall lañ doon dalal tey jii si li nga xam ne mooy nooy def ba falu bokk ci li nga xam ne mooy coalition ànd liggéey si dëgg bi nga xam ni maître monsieur Albin Ndoye la ñu jiital au niveau de la ville daal di kay ñoom ñoo ak maître Mama ñu daal di fare si li nga xam ne mooy commune bu Rufisque Ouest seen mission nooy def ba falu la woon di remercier équipe technique bi coordonnateur ak Lamine Kile ak ki nga xam ne tamit mooy am Plodio notre directrice di remercier toujours Faye Star pour la tenue wéy leen di abonné suñu ay stack Facebook Instagram YouTube di activer cloche notification yi leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf